jërëjëf mbokk yi ci ànd bi ngeen ànd ak seen télévision Futur Média ñu yegg si waat ci Ports et Traits nag léegi miin ngeen concept bi dañuy dem seeti ñi nga xamante ni ñoom ñooy candidat yi kon samp seen ndënd ci élection présidentielle bi 24 février ngir waxtaan ak ñoom xool leen ci yeneen angle gis ngeen ànd nañ ci ak maître Madické Niang ànd nañ ci ak Issa Sall bu PUR tey nag dañ leen indil beneen candidat muy président Macky Sall président Macky Sall maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay di nuyu aussi seeni téléspectateurs di nuyu suñu mbokk Sénégal yëpp si jamono ji ñu nekk. am naa mbégte nag janoo ak yow c'est la première fois may janoo ak yow président. waaw loolu dëgg la. bien que xamoon naa la bi ngay doog a tàmbali nekk journaliste bu ndaw yàgg na nag loolu. 2007 la woon 2007 waaw mu ngi bëgg a def fukki at ak ñaar. waaw maa ngi lay sant bu baax. ci liggéey bi gis naa ne avancé nga si bu baax a baax. merci. mais voilà bëriwul nag lu may def xeetu émission yi. mais waaye comme dañu toll aussi si élection. te malgré li ma fi voilà def juróom-ñaari at. xëy na tam waxtaan ak mbokk yi si loo xam ne c'est moins formel am na solo pour nit ñi gën a xam candidat bi kan la. en tout cas président di la seetaan ci télé wala di la déglu ci rajo mbégte la donc merci président ci li nga xamante ni moom nga def léegi ci CD ma wax Macky Sall wala ma wax président. mën nga wax Macky Sall bu fekkee nit ñi la ñuy waxal lépp benn la xale yu ndaw yi sax Macky Sall la ñu wax. Macky xale yu am ñaari at ñett. donc loolu moom homme politique bu ne war na nangu ñu koy wax ci turam. d'ailleurs souvent booy xool tax bu ñuy wax président Diouf président Wade président Macky dañuy wax Macky. du ñuy wax président Sall bëriwul lañ koy wax. donc Macky bi moo gën a jàll. donc loolu kon nag ñu ne Macky mbégte la waaw Macky. alors Macky Sall du ñu ñëwaat un peu ci parcours am parce que ñëpp xam nañ ko nekkatul information président bu juddu après indépendance di 1961 ca Fatick mais laataa ñuy ñëw ci Fatick dañoo gis sa kër gi nekk fii ci Mermoz fii sax la ñuy tourner émission bi da nga ko bëgg lu tax. waaw kër gi yàlla def na maa ngi ko jëndoon ci atum 2005. boobu nag këru terrasse la woon comme ni fenêtre Mermoz meloon. waaw ba 2009 nag bi ma génnee ci assemblée nationale ci laa ko transformé. pour mu mën fi dëkk si. alors boobu ba léegi 2009 ba léegi fii laa dëkk ba 2012 bi ñu may fal. toog naa fi d'ailleurs boo leen di xool lu toll si juróom-ñetti weer. après 2012 après sama paline mais nit ñi commencé indi coow. naan waaw président dafa war a dem palais. demam ak dikkam day indi ay embouteillage dugg fi génn fi boo ma dem. waaye daanaka ñaari at lañ fa def sama waa kër vraiment ne bi daal président ñun daal on préfère rester chez nous. parce que seen kër la ñu gën a xale yi surtout madame aussi moom elle est plus à l'aise fii si këram plutôt xam nga palais nag dafa nekk loo xam ne bâtiment bi certes rafet na nii waaye ci kaw waaye ay kër yu yàgg la te it amul tellement xam nga ay gendarme ci nekk si biir si biti donc vraiment chaleur familiale bi voilà loolu doo ko ci am boole ci tam wax dëgg yàlla il fallait que man ma dund nguur gi loo xam ne la ay luñ lay jox la pour ngay liggéey maanaam ay jumtukaay la waaye du loo xam ne mooy finalité parce que da ngay nekk président pour transformer maanaam pour indi yokkute si askan wi ak si doxalin bi waaye du nguur gi ci boppam moo lay yenu nag yow yaa war a dominer nguur gi donc bu fekkee maa ngi sama kër étant président de la république xam nga kon même bu ma fi ko nekkatul man awma problème am changement ci yow am benn changement ci man parce que mbir mi doo ko yenu nag dégg naa nag dégg naa pouvoir boo ci nekkee il faut avoir les épaules solides. waaw loolu nag aussi yàlla xëy na mayu yàlla la ak ci yar parce que am na ñoo xam pouvoir daf leen di dofloo ndax nguur gi daf lay jox ay cër ay booy dox dañuy wàcc nit ñi boo ñëwee ñu ne wàcc leen taxaw leen ñëppay ñëw nga doog a ñëw loolu bu fekkee comprendre loo ne protocole la rek parce que ay nit bu ñu nekkee ci àdduna di dox mu am nañ ko organiser jàkk ji bu ñu si nekkee il faut ñu xaar imam mooy mujj ñëw mooy jiite et cetera donc organisation la état tam organisation moo waral lool. mais nag daf ci am nit ñu bëri ñoo xam ne loolu dafay xaw a tourner seen bopp yi. maanaam da leen di xaw a dofloo daal xaw a dofloo ba ñu rakkaaju alors loolu nag yal nañu si yàlla mosal.
mbir mi jàpp naa ne man pouvoir mënuma changer parce que fa ma yaroo la ak nañ ma yaree ak sama personnalité bopp justement moo tax ba yàlla suturaal na ma daal ay mbiru àdduna sonalu ma moo tax ma dëkk sama kër lu bëri si samay oto yu ma yor samay oto bopp la du oto état bi d'accord oto état bi sax li ma si jënd yegseegul donc bi ma fi nekkee ba tey sa yëfu bopp nga yor voilà loolu yëpp day wane ne sobriété bi nga doon war woote a gisee voilà pouvoir plutôt que loo xam ne doole la ak di justement yaa ngi wax wàllum éducation ne yow dara yëngalu la yaa ngi koy wax léegi damay ñëwaat un peu kon ci yarin bi ndaxte di fàttali ne Abdou Sall sa way jur bu góor Kumba Timbo sa way jur bu jigéen yar bi nga xamante ni def nañ ko ci yow nekkoon ay parents yi nga xamante ni seen am taxu koon demee noonu mais ñu mën a yar juróom benni bant macha allah juróom lañu sama benn mag parce que man du ma taaw mais may taaw bu góor sama mag Roxee mooy suñu taaw maa si topp di taaw donc di xalif bi tey moo doon jël kaala mun naa ne may xalif bi et puis Aliou Sall moo topp si man Mamadou Adi ak Abdoul Aziz donc juróom lañu ci njaboot gi d'accord waaw samay waajur toujours dama leen di delloo njukkal ndax dañu ma yar si diine d'abord yar ma ci aada bi mooy ma xam ki ma doon ak fu ma jógee wax naa ci tuuti rek ci sama livre bi ma bind le Sénégal au cœur parce que xam nga boo nekkee émigré parce que bu fekkee sama papa mu ngi jógee Fouta ñëw fi comme tous les jeunes tout couleur que vous voyez en général ñu nekk ay sireur ñu di jaay laveur de voiture yeeg yooyu laveur de voiture dañu ñëw nekk immigré te bu ñu ñëw dañu nekk ndaw parce que tout couleur yi dañu baaxoo teel a génn pour teel a tekki parce que xëy na environnement bi foofu donc boo ñëwee nekk immigré di liggéey dans sa doole continuer it ba noonu la andee sama yaay qui est sa cousine aussi mu ñëw Fatick moom bu ñuy tabax tali Fatick Kaolack bi si la ñëw 1948 si lañ ko jëlee mu ci liggéey après mu toog Fatick yàlla def fa la fondé famille am fa la ñu juddoo ñun donc li mu ma yaree man sama papa ak mooy lépp loo amul da nga ko war a muñ si sa àdduna aussi comme ni mu ñu doon wax en pulaar ne biir du fen maanaam la nga ci dugal yow yaa ko xam yaa koy wax wallaay donc la nga am amoo ko bu kii amee ganaar yow nga am sa sombi wala sa laax wala sa mbaxal bon soit digne de la nga am na la yàlla dënk mais am na benn waykat bu ko way sax président loolu man ci la màggee mais am na dara mënul fekk am na benn waykat bu ko way nee na 100 francs noos 1000 francs noos million noos voilà exactement voilà nit ki moom ci sa xol ngay bëggal sa bopp rek wala nga bañ aussi am jalousie parce que loolu mooy indi jalousie di xool lu keneen am yow amuloo ko loolu tam yàlla suturaal na ma si mosuma am jalousie sama adduna depuis que j'étais tout jeune mais nag dama mos a am fulla ak fayda ndax très tôt sama papa la ma jàngal mooy fexeel ba yow sa ëllëg bic bi ñuy bindee nekk sa pic ak sa pelle bi ouvrier bi liggéeyee donc il faut étudier dafa mos a bëgg ma jàng bi ma demee ba yegg brevet at boobu la retraité xam nga à la traité ni ñu koy waxee bu ñu ne à la traité na pension yi tuuti njaboot gi waaye nag ñoom yàlla moo leen defaloon sutura ñuy malgré salaire yi ñu si ñu yor seen njaboot vraiment quand même si anam yoo xam ne c'est des anam yu normal la voilà du excès mais quand même y avait pas de difficulté majeure léegi pension boobule bi mu jeexee en 1979 ma am brevet bëri na ko waaw Macky dafa war a dem jàngale ji waaw parce que bu fa naree tekki. bu mu nekkoon seconde ba nga nekkee seconde. boobu maa ngi pare troisième jëm seconde. waaw. mu ne ma loo bëgg a dem ma ne ko man dama bëgg continuer papa. soo continuer wuti bac mu ne ma il faut continuer man li ma yor encouragé la ci encouragé ma. après bac ñun revenir ne ko voilà école normale supérieure am na wala cadre ruraux mën na dem liggéey nag. aw waajur yi mu ne ma man li ma yor bi léegi. donc continue li nga bëgg a def. nga def ko boobu moi je voulais être ingénieur géologue. déjà si terminal parce que boobu ñu ngi wax lu bare bare am nga vision xam nga fi nga jëm bi voilà bëggoon naa def géologie boobu institut des sciences de la terre créé nañ ko. mais ñuy wax lu bëri si Miferso fer de Falémé di wax ay or bi ak yooyu. bëgg a jàng loolu parce que bac C laa def. donc yàlla def ma ñëw def concours bi jàll. ñëw université de Dakar donc institut des sciences de la terre. nga juróomi at.
donc loolu yëpp ma muñ ko. ak sama yaay. mu metti woon mais déjà nag bi ma ñëwee dès que ma am bourse parce que institut bi dañu amoon bourse. demi bourse puis une bourse entière tout de suite sama yaay parce que moom itam comme benn sœur la am xam nga nee naa la benn jigéen la donc liggéeyu kër gi léeg-léeg benn jigéen doyul des fois moi je prenais le relais. bu dee day yóbbu machine ay wol. walukaay damay dem ci machine. yooyu yëpp def nga ko def naa wol parfois même root naa. parce que elle était seule parfois si ma sœur n'est pas là. les bonnes du doy daal il fallait l'accompagner. loolu nag dafa bokk si li ma marqué. que jigéen ñi suñu yaay yi dañ leen war a jàppale. dañuy jaay dañuy jënd ay dibe li ñuy wax dibe si pulaar yi moom par exemple man am na ay lam yu rëy yu ma daan gis ñoom ñu ko doon def si tànk comme naar yi lamu xaalis yu rëy ak yu loxo en fait bi ma amee bac la jaay yenn yi Kaolack pour ma ñëw ak moom Dakar à l'époque joxoon ça nous avait fait 87 88 daa jaay dafa jaay ay takkaayam waaw pour ma ñëw bi may ñëw université première année pour nu ma yegsee et puis évidemment 3 mois après amoon naa bourse logé nañ ma mais déjà quand même sama ñëw Dakar bu njëkk si loolu la jaar voilà donc man bi ma amee bourse sama premier réflexe après samay dund minimal bokk ko ak say waajur mooy bokk ko ak mère bi d'abord déjà chaque mois dama doon dindi 10 000 francs de ko yónnee te ba may pare mais loolu étudiants yi war nañ koo dégg mais wax naa leen ko keroog bi ma leen recevoir nee naa leen li tax ma bëgg a yokk seen bourse xam naa jafe-jafe yi ngeen di dund jaar naa si déjà ma ne leen daan naa partager sama bourse ak samay parents parce que voilà ensuite li ngeen di fay il faut ma wàññi ko parce que tey li ñu fay si ticket restaurant moo gën a yées man li ma daan fay en tant qu'étudiant il y a 30 ans donc loolu aussi c'est parce que bëgguma benn étudiant wala benn doomu réew mi njàngam yàqu parce que simplement amul parents yu ko jàppale donc lu ñu si mën moo tax ñu fay ba 61 milliards ci bourse mais nag foog ñu jàng. waaw jàng bi moom c'est primordial parce que étudiant moom jàng moo tax ñu wax. parce que topp aussi ay affaire de grève ak kii yooyu. si ñoom rek lay dellu. parce que ñun lu ñu man j'étais dirigeant du mouvement étudiant dirigé naa lu nekk nag. mais njàng mi moom. boo dirigé ba ngoon tam guddi gi da ngay faral di jàng. parce que loolu moo la fi indi. ñoom mouvement maoïste la tudd wala mouvement marxiste léniniste. waaw xam nga léegi naa bañkat bu mag mooy président Macky Sall. waaw amoon naa si jaar quand même. parce que si jamono jooju. waaw ànd jëf dafa nekkoon parti bu am solo. bu Landing Savané. ok ñu tuddee woon ko AJ/MRDN mouvement révolutionnaire pour la démocratie nouvelle. am nga nag ay théories yu doy waar la woon à l'époque. waaw Lénine de moom. waaw bon mouvement marxiste léniniste. mais ñu yokk si armée de la pensée Mao Tse-tung. maanaam lii mu marxiste léniniste si defoon boole ci nag ak li Mao def si Chine. loolu moo doon ci gàttal philosophie bi AJ doon doxal léegi nag ñu dugal ko ci réew mi def ci théorie yu bari nag bon ci biir loolu tam man yàgguma fa parce que aussi très tôt man dama ne gouvernement bi fi newoon à l'époque parti socialiste wax naa ko président Diouf d'ailleurs di sama papa ju baax di xarit aussi xeex naa la nag en tant que étudiant parce que voilà pour ñun le parti socialiste moo doon incarné nguur ak domination ak nooteel parce que moo tax tey dinaa comprendre sama nguur aussi mais sa waajur bu nit góor ñi naan voilà mais sa waajur bu góor socialiste la woon waaw socialiste la woon parce que jamono jooju pratiquement parti unique la woon paa yi moom surtout mag ñi ñoom ñëpp ay PS la ñu woon mais nag moom bi ma commencé ab PDS dëgg bàyyi na ñoo jàppale si ma dafa wàll même sama homonyme bi ñu ma tuddee El Hadj Maguette Gassama qui était le maire socialiste jàppale na ma aussi parce que ñoom itam boobu comprendre tuñu woon dans le cadre des conflits internes du PS bon déjà en 96 j'ai eu leur soutien ñoom ñëpp voilà mais man aspect Macky Sall bañkat bi c'est vrai que depuis nga nekk élève la depuis nga nekk étudiant loolu moom moo wëy peut-être ci sa cursus boobu yëpp mais ñu bëri dañoo jàpp ne que da nga calme. waaw ñaar yëpp am na bañkat la dama calme ñaar yëpp am na waaye mbañ gi nag boo koy xool fu sore la jógee ci sama cosaan waaw dama dul bëri di wax loolu ndax xam nga bu ñu nekkee dans une république am na débat yoo xam ne day jafe ñu koy indiwaat mais man ci sama cosaan sama askan comme on peut dire ay bañkat lañu ay guerrier lañu ci niñ koy xamee ci Fuuta
c'était des Ceddo Kouliaby. donc ñooñu Ceddo Kouliaby li leen marqué mooy ñoom ñoo défendre Fouta ñoo doon aussi di conquérir des territoires donc ñoom dee bañuñu ko gàcce moo leen la ñu gën a bañ que di dee ndax dañ naan toujours booy dem xare gàccee ngi sa ginnaaw waaye dee ngi sa kanam donc da nga war a quand même dem malgré tout parce que ëllëg li ñuy wax moo tax loolu nag du forme yooyu la ñu am tey waaye dafay wane ne nit ki war na sàmm ngoram nit ki war na moytu lu koy indil gàcce tey ak ëllëg donc loolu dafa nekk aussi lu ma hérité parce que sama éducation aussi très jeune ci la bokk ñaareel bi tam calme bi dañ ma ci yar nit ki da nga war a maandu da nga war a yem da nga war a aussi muñ parce que suñu borom moo ñu ko inna lay ma sabirin nit yàlla mu ngi ak waaye muñkat yi donc te boo nekkee si àdduna surtout bu la yàlla jiitalee da nga war a nangu que nit ñi di wax si yow di def ci yow te doo tontu parce que boo tontoo dootoo liggéey boo tontoo tu passes ton temps à répondre dafa am ñoo xam ne dañ ne boo nekkee ci kaw ñu lay sànni xeer yow ngay jël di tontu mais doo nga yéeg doo mos a yegg donc wax jooju amul solo booy xam parce que benn du wax ju am maanaa lu ci gën bëri ay accusations gratuites la donc man du ma tontu xeetu wax yooyu doo tontu du tout taloo wax waaw déedéet man ci jëf laa nekk te jëf ji je crois moo jëf moom yàlla du fay wax mu bàyyi jëf te nit ñi tam mën nañu xam différence entre kii wax ak kii jëf te man sant naa yàlla nag parce que bi ma ñëw ci bopp réew mi fekk naa fi jafe-jafe yu bëri quand même si diiru juróom-ñaari at ab réew kenn mënu ko tabax si fukki at sax waaye def nañu loo xam ne kenn mënu ko weddi def nañu lu am solo mais lépp mënul sotti si diiru juróom-ñaari at même bu ma amaatee juróomi at bu may dem lépp du sotti waaye li gën a am solo dinañ ko def surtout li amoon solo pour man dëgg-dëgg mooy dundinu askan bi nu ñuy fexe ba mu yomb ñu wàññi jafe-jafe askan boobu bi ma fi toogee bi lay gis leen benn prix bu yokk loolu lu jafe la ci juróom-ñaari at ndax bu dul dara sax inflation normale dafa am at mu ne waaye ñu wàññi njëg yi parce que dafa am solo pour man jàppale ñi seen loxo motul seen digg ginnaaw mooy bourse yi ma lay wax ñoo xam ne mosuñu xam état mosuñ ko liggéeyal bu ñetti weer yu ne jotee ñu ñëw jàppale leen pour seen njaboot mën a aussi am ci li ñu téye loolu pour man moo ëpp solo autoroute bi ñuy wax ak ay train bien que loolu aussi lu am solo la parce que réew tam suñu bëggee xale yi am liggéey bu ñu bëggee réew mi koom-koom bi di dox suñu bëggee Sénégal jëm kanam faaw mu am ay mandarga courant par exemple mu doon nekk si dëkk xuy kamaj tailleur yi mënuñu liggéey ku nekk xam na groupe yi ñu mel ndox mënul am hôpital yooyu faaw mu am waaye tam faaw doomu aadama bi ñu bàyyi ko xel wérgu yaramam ak dundinam mais justement doo tontu mais quand même dañ la disons caricaturé kenn koo xamante ni dafa mën ñàngal du reetaan peut-être homme d'état tamit peut-être moom warul bari rek wala non reetaan moom di rey rek di signe ak fang yooyu moom yëfu ñàkk fayda la man nekkuma ci yooyu mais non bu ma waree reetaan danaa ree dañoo bëgg gisee de non man damay ree en privé damay ree ñu ma war a ree su ma gisee mais nag toog nekk kilifa di xaxataay non loolu yow doo ko def de déedéet jamais de la vie kon yow buñ la ñu wax la que da ngay ñàngal ou pas non ñàngaluma ñàngal bi tax xam nga fi mu jógee dëgg mooy bi may nekk ministre de l'intérieur ma dem defi ànd ak gars yi ñu defi benn patrouille parce que dama waxoon police bi à l'époque nañu def patrouille guddi et tout ça encourager leen si bon ñii naan émission RIC Inter daan na am bon après gars yi génnee xam nga rek seen mbokk journaliste yi ma ci ñàngal Sall mu topp ma nag ba léegi mais ñàngalu ma man damay reetaan bu baax mais fu ma war a reewee waaw parce que nag tam di kex-kex yi rek nii te lu amul saf xorom nga reelu saful xorom nga ree man bon am na ñoo xam ne tam loolu mooy li leen di dundal waaw moo tax gis naa sax campagne bi dafa neex trop am na si koo xam ne moom gis naa ne moom toj na fépp waaye te nag sama xarit la mais damay attaqué rek moom ndeysaan ma dikkee moom mun naa ko tudd parce que sama xarit la woon mais comme dañ ko naan moom dafa ànd ak man moo tax muy dóor chaque jour mu ngi dóor mais ajjuma mu jeex daana ko ma dikkee nag yow xanaa yëf yi moom dafa am lu ci rax en tout cas parce que ni ngay koñee métti na tuuti waaye nag quand même il faut reconnaître que nit ku entier la waaw loolu nit ku xol bi baax na c'est très important xool ci doomu aadama moo tax li may wax du ma ko tenir rigueur xam naa ne day campagne rek moom bu campagne mu ngi sañse mu ngi def yu ko neex daal di wax campagne bi bu demee Fatick naan toj na Fatick
en tout cas tooñ na la nee na mënoo daw te wane nga Fatick moom vraiment. man de daw naa man daw naa moom nag bu. daw naa 1 kilomètre ak lu topp moom nag. non daw bi sax li ko indi. dañu ñëw Fatick mbir yi jaxasoo. rek sa yaram tàng. sama yaram tàng xale yi bañ a avancé ma ne leen nañ avancé. même sa discours bëggoon naa yegg ñu filmer balaa timis même sa discours sax da ngay sentir émotion bi ak énergie bi. waaw loolu nag Fatick la fa laa juddoo aussi. te muy dëkku séeréer man may tukkuleer xam nga loolu déjà. dafa nekk mariage bu am solo. buy wane Sénégal ni mu mel. Je dis toujours je suis dernier séeréer de culture dernier pulaar de culture séeréer. donc un Sénégalais de synthèse. Fatick nag bu ma fa ñëwee dafa am leneen luy dugg. waaw parce que fa la màggee fa la xale yi itam. beneen def ak man beneen affaire la. wallaay beneen moo tax ma def loolu ànd ak ñoom daw pour ñu yegg. en tout cas c'était aussi une manière de les entraîner parce que bëgguñu woon bouger. en tout cas campagne moom gis nañ énergie bi ngi ci rek daal di wane. mais dañuy jeexal on est sur dernière question yi mais du ñu jeexal sa pensée traite du ñu wax relation bi nga am ak sa famille muy soxna Marième Faye di sa doom yi nan ngeen ni ban relation nga am ak ñoom. waaw d'abord au-delà de papa ak doom. damay sant yàlla sant ko bu baax si soxna si ma may. muy Marième Faye ak samay doom njaboot gi ma may. ma sant si ñu ñett bantu mam yàlla niñ koy waxee. macha allah. Amadou sama papa laa ko tuddoo amin yàlla wunu barkina amin Amadou taw bi sama papa laa ko tuddee. wallaay muy Amadou Makki. man je suis Makki Amadou c'est comme ça. chez nous. donc Amadou mooy taaw bi moom jàng na ba pare. léegi def na MBA waaye depuis daaw mu ngi fii. mu ngi fii daal di xam naa nag voilà di xool nu muy liggéeyee. lu jafe la parce que boo xasee nekk doomu président loo. jege dañ koy faral dugg fi génn fi. Xatum Dervish Sall moom mooy jigéen benn doom bu jigéen la am. moom moo si topp. fille unique fille unique voilà. ak mooy sama xarit aussi. mooy sa xarit waaw loolu laa la bëggoon a wax. Ibrahima Khalilulaay Mohamed. Ibrahima Mohamed. Macky Sall moom it noonu. toujours dama dugal nga Macky bi ci biir comme man ni ma dugalee Seydou bi. voilà mu ngoog donc loolu waaye nag soxna si moom. dama koy sant ndax bi ma ko xamee. lu tuuti loon elle était en classe de terminale. à Diourbel. bi mu ñëwee Ndakaaru dem Institut. nekk étudiante ci wàllu génie électrique. at boobu la ñu sëy am doom aussi suñu taaw. ndax suñu taaw moo tax en fait mu bàyyi jàng waaw. ndax bés dama ko bàyyi ñu dënkaan ne ko moo mu dem liggéey ñu ne ma xale baa ngi jooy di jooy. ba mu ëpp dayo ma bàyyi liggéey bi ñëw jël ko mu continuer man mënuma ko woon. mënuloo ko dara xale buy jooy moom yaayam rek waaw. bon moom mujj ko yóbbu Institut ak Ndeye Dervish bi nga xam ne Amadou voilà muy Amadou bi mën jooy dégg naa jooy ma dem ba ci amphithéâtre bi ci laboratoire bi nag ko nekk yow kaay ji xam am na lu mu ñëw jox ko ween bi mu noppi ci saa si waaw alors mu ne kon moom nañ ko yónnee ay bagages am këram elle rentre chez elle et elle va s'occuper de son enfant donc nii la bàyyee njàngam xam nga loolu ku koy def ci jamono jooju sans compter combat am yëpp mooy man lu may sutural sama victoire sama réussite vraiment déjee na addunaam yëpp ci loolu te daf may jàppale ci lépp nag donc moo tax moom une grande dame c'est une grande dame te vraiment surtout une dame de cœur aussi te it ku bëgg jàppale si wàllu social la ku bëgg joxe ñam la ku bëgg voilà donc loolu aussi dama koy seede. dóor nañ fi ay laax yu baax mu ngi may jàppale bon jot ngeen ci xewlu tuuti loolu baax na loolu fii ba ci permanence ba lay joxe rek. macha allah loolu itam dafa am solo parce que il faut pas que jigéen ñi itam perdre valeur yi fi suñu yaay yi daan am. yooyu yëpp c'est des valeurs sénégalaises. di joxe ñam gardien yi leen wóor nit ñi liggéey ak yéen ñu si bàyyi xel. c'est important. que ñuy perpétuer loolu. en tout cas merci président témoignage bi nga def kon ci soxna. fii la ñuy yem ak Ports et Traits mais peut-être avant ñu jeexal ce dernier mot. waaw sama dernier mot de mooy d'abord xale yi maa ngi samay doom maa ngi leen yar. ci cadre boo xam ne cadre familial la seen yaay nag moo leen gën a yar. mooy wax dëgg toujours di leen wan ne seen papa gis ngeen fa mu jógee ak fa mu yegsi donc na ngeen góorgóorlu te it lii mu nekk tey day jeex. voilà président bi day jeex donc na xam nañu loolu te kontaan naa ci ni ñu ci. yemee seen place kenn si ñoom mosul ñëw pratiquement sama bureau bien même ba ñu dëkk palais donc xam nañu domaine familial xam nañ seen place daal xam nañ seen place léeg-léeg nag ñu wax ba tudd leen dëkkal fu ñu dëkkul mais loolu li ñu doomu président moo tax donc loolu tam du ñàkk mais
waxtu bi may terminer ak yow maa ngi xalaat samay wayjur ndax xamoon naa nañu bëggee woon ma réussir. sama papa fekkee na bi may am liggéey. ci tàmbali Petrosen. fekkee na bi may am sama taaw ba tuddee kooku donc moom loolu la ci am. sama yaay nag continué na ak man ba may nekk premier ministre président assemblée. may nekk assemblée la gaañ. en 2007 ñoom ñaa ñoo bokk benn bés bu ñu génnee àdduna. 23 septembre. kii 98 kii 2007. même jour bi 23 décembre même 23 septembre voilà. donc loolu itam muy misaal bokk bu doy waar muy 9 ans jour pour jour. alors waaye tey jii bu doon suma sago ñu mën fekkee bu doon sax benn bés ñu xam ne la taxoon ñuy xeex waaye nag mën nañu am yaakaar ne xëy na suñu borom bi nga xam ne. mooy def liggéey mu xare leen aljana. xëy na ñu ngi koy yëgee noonu itam. donc loolu nag damay lancer appel itam képp koo xam ne sa waajur mu ngi dund na nga góorgóorlu xam ne c'est des moments uniques yow mënatul rattraper toppatoo leen. jàpp leen te xam ne ëllëg di nga leen mën a bëgg a soxla te dootoo ko mën a am. donc recommandation la. ëllëg bu may woote ji dimanche toujours bu may woote ji damay njëkkee ci armeel yi. ziare leen doog a dem woote ji. en tout cas li ñuy wax ne temps boo dépassé doo ko mën a rattraper kon ñu bàyyi xel ci suñuy wayjur moo nekk message kon candidat Macky Sall di la gërëm nag bu baax a baax ci disponibilité bi mu nekkoon Ports et Traits amoon nañu nag yéene ànd ak candidat bu Sonko 2019 ak bu Idy 2019 mais seen jot. mayu leen pour ñu bokk ci Ports et Traits def nañ nag suñu kéemtalaay kàttan parce que il faut ñu am honnêteté intellectuelle quand même wax ne def nañ lu ne pour ñu jaar ci émission bi mais seen jot mayu leen ko di gërëm Madické Niang ak Issa Sall président Macky Sall maa ngi lay gërëm bu baax ci li ñu dalalee sa kër Mermoz nekk portrait bu mujj di leen jox dig daje peut-être beneen yoon ci Ports et Traits